ndax xëy na bu baax temps pour présenté yëpp ci présidium bi waaye seetlu bi daanaka benn la mooy ñi fi nekk ñëpp ay kilifa lañu yu mat sëkk ci seenu dayoo mais tamit ci li ñuy représenté ci réew mi ñu ngi fi xamal teewaayu monsieur le ministre Abdoulaye Diop ñu koy nuyu bu baax moom di ko jox wàccuwaayam peut-être tamit xam naa niñ ko organiser la mais sa place peut-être fii la woon wala dafa nekk lu aju ci yow nga préféré doo ko voir en fait ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu délégation bi jógee Dakar te ki ko jiite di yaa Imam Diène Oumar Diène secrétaire général ñu leen di masawu coono tamit ci yoon bi sànq léegi maa ngi jokkoo chef de protocole Mayoro mu may xamal tamit nii dafa am ay jafe-jafe yu ngeen jànkonteel ngeen di ñëw leen ci masawu bu baax mais tamit di leen dalal jàmm fii ci Thiès di nuyu le nouveau président des imams et oulémas secrétaire général national Cheikh Tidiane Djité di la nuyu di la jox sa wàccuwaay peut-être bi ñuy waajal bés bi jotuñu ci jokkoo waaye samay kilifa yi ma fi yabal muy monsieur le gouverneur de la région de Thiès mi nga xam ni amoon na yéene lool teew fi tey ci ndaje mi waaye fi mu nekk nii waxtu bi su parewul mi ngi woon en réunion à la gouvernance bokk ko autorité administrative région bi yëpp ak ay partenaires yu jógee bu bitim réew donc dafa fekk ni ndaje boobu dafa ñëw daje ak seen bis bi waaye daf ma fi yabal ngir ci njalbeen ma xamal leen ni moom amoon na yéene lool teewee bis bi waaye ginnaaw ba man la fi yabal ma jéem leen a yeggee message bi nga xam ni bàyyi na ma ko dénk na ma ko bi may ñëw fii dëgg la ñi ngi nekk ci ay moment yu xat ndax ku ne xam na ni ñi ngi waajal ay élection jëm ci au conseil des collectivités territoriales daanaka moo jël 90% suñu temps mais dañu juger nécessaire ni ndaje bu mel nii bu demee ba war a am fii ci Thiès parce que ndaje mi dafa am envergure nationale mu war a am fii ci Thiès mais tamit mu soxal ay religieux et pas n'importe quel religieux muy association des imams et oulémas du Sénégal ñu mën a rafetlu bu baax seen teewaay ci réew mi parce que kilifa gi du jug ci li ñu dénk kàddu yooyu mooy réewum Sénégal dafa am place bu am solo boo xam ni suñu kilifa diine yi dañ ko occupé ci réew mi loolu yaakaar naa du lu kenn di naatable parce que réew mi la ñu mooñaale noonu yéen it bis bu nekk du ngeen jug di firndeel taxawaay boobu ndax yaakaar naa ni état du Sénégal politique publique yu bëri yi nga xam ni mi ngi koy amal ci réew mi su fekkee bëgg na ko jàllale ci askan wi ba mu am dégg gi war yaakaar naa ni du ci boole keneen tëb leen yéen su ngeen si jiitewul donc looloo waral suñu taxawaay ñun en tant qu'autorité administrative mais aussi en tant que représentant du président de la République warul nekk lenn lu dul su ngeen amee jataay yu mel nii ak bépp xew-xew
bu ngeen mën a woote ñu mën a taxaw seeni wet marquer la présence de l'État féddali leen suñu kóllëre ak yéen. beneen bi ci des mooy dañuy féliciter président bi nga xam ni moom moo fi jóge di ko jaajëfal ci liggéey bu rafet bi nga xam ne jot na ko amal ginnaaw bi mu jiitee association bi mais tey dañuy ñëw sargal le nouveau président Cheikh Tidiane jiite Yaayu Maam. donc ñu ngi lay dalal di la féliciter di la sargal mais itam di la ñaanal ndax du yan bu oyof donc ñu ngi lay ñaanal yàlla yan fi ñuy tegu sa kaw yàlla may la ay mbagg yu yaatu nga mën koo àttal mën ko doxal ak say ñooñ peut-être di xamal rek ndax xam nga ko ba pare di la fàttali ni ab sas la rek ndax xam naa ne ñi fi toog ñëpp bëri na ñoo xam ne mënoon nañ ko jiite waaw ginnaaw bi ñu jëlee tànneef bi teg ko sa kaw donc ab sas la ab nattu la mais ñun autorité administrative ak état du Sénégal ñi ngi sa wet di la féddale suñu engagement ci sa wet ci wetu say collaborateurs mais aussi ci wetu association bi yëpp ngir fas yéene leen jàppale ci liggéey bi. donc kàddu yi bëgguma woon mu gudd loolu laa amoon di ko jottali mbooloo mi di leen jéggalu bu baax leen sant leen gërëm. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu mbokki Thiès di jiital jéggalu ci yàggaay bi ak xaar bi ndax Ndakaaru dafa taw lu bari tey moo tax ñu yéex a egsi. lu ñu fi dajale tey nag xëj na ma dama koy jàng ci tubaab ndax comme administration daf fi toog am ku fi toogal borom réew mi su ma eggalee suma naataangoo bii Imam Mbaye Ndiaye dina ci sànni ay kàddu yoo xam ne daf koy tënk ci olof. Cérémonie d'intronisation du président des imams et oulémas de la région de Thiès, ce samedi 3 septembre 2022. Monsieur le maire de la ville et les maires de la commune de Thiès, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur les préfets et sous-préfets des départements, Monsieur le président d'honneur des imams de la région de Thiès, Monsieur le président des imams et oulémas de la région de Thiès, Cheikh Ahmed Tidiane Djité, Monsieur les imams de la région de Thiès et département, Monsieur les représentants des familles religieuses, Monsieur le représentant de l'Église, honorables invités à vos rangs et grades. L'honneur m'est donné de prendre la parole au nom du bureau exécutif des imams et oulémas du Sénégal, sous la tutelle de El Hadji Moustapha Gueye, que je suis venu représenter ce matin, accompagné par une délégation du bureau national composée de Imam Mbaye Ndiaye, Imam Cheikh Touba, Imam Samba Sow. Créé après les indépendances par nos prédécesseurs, en l'occurrence El Hadji Amadou Lamine Diène, grand imam ratib de Dakar d'alors et compagnons, né sous l'appellation de l'association des imams de Dakar et banlieue de la région du Cap-Vert, refondu en 1984 après le Congrès national, est devenu Association nationale des imams et oulémas, regroupant tous les fils intellectuels arabisants que compte notre pays, sans distinction, sous le magistère de El Hadji Maodo Sylla Rahimullah. Une association religieuse constituée en ONG, regroupant près de 9 825 membres répertoriés sur l'ensemble du territoire national dans les 14 régions et 46 départements, et qui a pour but les objectifs
d'unir les musulmans autour des recommandations divines de la religion et de la sunna du prophète alayhi salam pour l'éducation, l'enseignement et de consolider la vie des mosquées et des imams et de régler les conflits et différends dans les lieux de culte. De participer massivement à l'éducation populaire. Nous sommes affiliés à aucun parti politique, aucun syndicat, ni aucune tariqa, mais nos membres sont libres de l'être individuellement. Nous assistons le gouvernement à chaque fois que le devoir nous y interpelle. Dans les domaines relevant de nos compétences, particulièrement avec le ministre de l'Intérieur et des Cultes, le ministre de la Justice par les cadis auprès des tribunaux de grande instance pour les mariages, les divorces, les héritages et successions. Partenaire du ministère de la Santé publique et des Affaires sociales pour la sensibilisation auprès des populations dans le domaine particulier de la vaccination, surtout contre la pandémie du Covid-19, dans le domaine de la petite enfance, de l'immigration clandestine, de la question des audiences foraines pour les enfants non déclarés, entre autres. Nous travaillons aussi avec les organisations accréditées à Dakar ou au Sénégal non gouvernementales. Nous évoluons dans 3 points: la solidarité, la médiation et la sensibilisation. Nous organisons des cérémonies de distribution de dons en nature auprès des imams pendant le Ramadan. Nous avons contribué à hauteur de 17 millions pour les naufragés et rescapés du bateau Le Joola, remis au président de la République d'alors. Nous sommes une ONG qui regroupe et consulte souvent les questions sensibles liées à la religion, comme l'Église aussi qui est un partenaire. Notre dernière audience avec le chef de l'État date du 27 janvier 2022, dont le contenu a porté sur 6 points. Le premier point était qu'il nous finisse les travaux de notre siège que nous avions entrepris en 1992, dont la pose de première pierre a été faite par Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh, qu'il a pris entièrement en charge pour terminer les travaux et l'équiper logistiquement. Il nous a accordé une subvention pour le fonctionnement de l'édifice au nom de tous les imams. La nomination des cadis, il l'a faite aussi auprès des tribunaux de grande instance. Il a augmenté le nombre des bénéficiaires pour l'aide de la Tabaski et des Korités et des grands imams. Il nous a aussi instruit la coordination et les informations du croissant lunaire. Il nous a assistés en voiture, carburant, chauffeur et logistique pour faire une tournée nationale comme nous le faisions d'antan. L'honorable imam que nous avons l'opportunité d'introniser ce jour est un digne fils de la région de Thiès. Né après les indépendances, issu d'une famille religieuse qui a beaucoup contribué pour l'islam au Sénégal, son père, l'éminence El Hadji Ousseynou Djité, est un membre fondateur de l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal. Cheikh Ahmed Tidiane, imam ratib de la mosquée Nour de Thiès, nous portons beaucoup d'espoir en vous. Nous avons appris à vous connaître graduellement de votre cheminement d'abord par vos performances liées à votre sens d'engagement à relever tous les défis qui vous interpellent avec courage, détermination et abnégation, mais avec beaucoup de lucidité et de dignité. Nous pouvons vous témoigner d'un grand intellectuel de haut niveau, mais nous ne cesserons de vous accompagner de par nos prières et nos vœux pour votre réussite devant la confiance méritée que les fils de Thiès ont portée ou placée en vous. Votre cursus scolaire, vous êtes diplômé du CAEM de l'École normale supérieure universitaire Cheikh Anta Diop en 1996. Vous êtes licencié en sciences de l'éducation de l'université Oumoul Khoura en Arabie Saoudite en 1991. Vous êtes diplômé en pédagogie générale et méthode d'enseignement de la langue arabe de l'université Oumoul Khoura
en 1989. Vous avez reçu un diplôme linguistique en 1987. Vous avez eu votre baccalauréat en arabe CCI en 1980. Expérience professionnelle. Directeur du Centre social de la Ligue islamique du Sénégal de 1997 à 2001. Professeur au CM Ogo Diop des Parcelles Assainies en 2003. Conseiller pédagogique au ministère de l'Éducation de 2004 à nos jours. Monsieur le Président des imams et oulémas de Thiès, soyez le bienvenu dans vos nouvelles fonctions et missions qui vous ont été conférées au nom de l'islam par vos pères. Puisse Dieu subhanahu wa ta'ala vous assiste et vous guide dans ce cheminement. Nous avons assisté à toutes les assemblées générales qui se sont déroulées sur l'ensemble des régions du Sénégal, procédé à un collège de nommer de nouvelles personnes. Puisse Dieu leur accorde le paradis pour ceux qui ont disparu. C'est ainsi que des décisions ont été prises. Cheikh Ahmed Tidiane Cissé de Kaolack est nommé président d'honneur élevé au grade de l'imam des imams en remplacement de Serigne Abdou Aziz Sy Junior, décédé. Tous les khalifes généraux du Sénégal sont présidents d'honneur de l'association des imams et oulémas. Pour la région de Dakar et département, El Hadji Oumar Diène que je suis, imam de la mosquée Masjid Ibrahim de Rebeuss au plateau, est nommé président régional du bureau exécutif des imams et oulémas en remplacement de El Hadji Doudou Ndiaye Tchedem, décédé. Pour la région de Sédhiou et département, imam Bakary Dramé est nommé président régional des imams et oulémas en remplacement de imam Gaussou Dramé, décédé. Pour la région de Saint-Louis et département, imam Cheikh Ahmed Tidiane Diallo est confirmé au poste de président régional des imams et oulémas de Saint-Louis. Ibrahima Sakho a été aussi nommé secrétaire général du bureau exécutif. Pour la région de Thiès et département, Asboro Ndiéguène est nommé président d'honneur, a été élevé au grade de président d'honneur de l'association. Cheikh Ahmed Tidiane est nommé imam ratib et président des imams et oulémas de la région de Thiès. Pour la région de Matam et département, imam Alsan Berifal est nommé président d'honneur de l'association des imams du département et de la région. Il est remplacé par Boun Oumar Ka, qui est nommé maintenant président de l'association nationale des imams et oulémas de la région. Tous les autres imams restent être maintenus à leur poste. El Hadji Moustapha Gueye, président national des imams et oulémas du Sénégal. El Hadji Serigne Samba Ndiaye, président de la région de Ziguinchor. El Hadji Ahmed Tidiane Djité, président de la région de Thiès. El Hadji Salihou Dem, président de la région de Louga. El Hadji Bakary Dramé, président de la région de Sédhiou. El Hadji Tahirou Kane, président de la région de Kaolack. El Hadji Alsan Tal, président de la région de Kolda. El Hadji Cheikh Ahmed Tidiane Diallo, président de la région de Saint-Louis. El Hadji Alpha Ba, président de la région de Kédougou. Mohamed Mbeng, président de la région de Fatick. Abdoulaye Daou, président de la région de Kaffrine. El Hadji Bou Oumar Ka, président de la région de Matam. El Hadji Souleymane Agne, président de la région de Tamba. El Hadji Habib Kandji, président de la région de Diourbel. Nous vous remercions, le Bureau national vous remercie infiniment de prendre note et acte. À partir de ce jour, ces personnes précitées ont été nommées à leur grade et rang. Inch'Allah, nous demandons que le bon Dieu vous guide et vous assiste dans votre mission nouvellement accréditée et que le succès soit au bout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jazakallah khairan. Ci tubaab dañ ciy tënk lu ndaw rek ginnaaw bi ñu nuyoo
monsieur le gouverneur ak monsieur le préfet di nuyu itam monsieur le maire di nuyu président d'honneur des imams de Thiès Alhaji Baro Ndiéguène di nuyu président régional des imams et oulémas de Thiès Alhaji Cheikh Ahmed Tidiane Djité di nuyu imam yi nga xam ne ñoo fi toog yépp nag di nuyu itam nag sunu xarit sunu wóllëre imam Ahmed Saloum Dieng mi toog fii ci place bi ak Ibrahima Sarr mi nga xam ne moo nekk ci sunu gannaaw lii Omar wax rek dañ fi ñëw ci turu Alhaji Moustapha Guèye moom mi nga xam ne moo jiite imam yi ak ulama yi ci Sénégal nga xam ne bis bii bëggoon na ko fekkee waaye yàlla dafa def mu am rendez-vous hors du pays moo tax mu dem balaa loolu ñu ngi jéggulu ndax monsieur le ministre moom la ñu war na jiite Abdoulaye Diop di ku ñëpp xam ci Sénégal di doomu Thiès nekk royukaay ñu ngi lay wàcce sa wàccuwaay di la tegi tamit sa place kon loolu moo tax imam Moustapha Guèye ñëwut dafa nekk hors du pays waaye mu ne secrétaire général bu bis ba jotee àndal ak délégation ngeen dem introniser Cheikh Ahmed Tidiane Djité bureau bi fi nekkoon ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant ci liggéey bi nga xam ne taxawoon nañ ko muy sunu waajur di sunu tonton imam As Baro Ndiéguène muy bokk ci kër gu mag nga xam ne dañ ko jël ci garaadu kër chef religieux yi mag yi comme ni Touba comme ni Tivaouane comme ni Kaolack moo tax ñu yëkkati ko élevé ko jox ko grade président d'honneur comme niñ ko joxe woon ñëpp nañ ko joxe kër yu mag yépp imam yi fa nekk président d'honneur lañ ci association des imams Al Amin moo nekkoon président d'honneur bi ñu léegi bi ñu fi jógee ñu def ko imam Cissé sëñ si Ahmed Tidiane Cissé sëñ Abdou Khadir xalif général de Mouride moo nekkoon président d'honneur nekkoon na ko at mu jot mu jënd carte des membres 500 000 la daan jënd carte des membres ne damay jàppale sama association moom sëñ Abdou Khadir defe naa ne at mañ fa njëkk a demee ci la ko Moustapha Guèye tuddee yaay imaamu imaam yi looloo andi turam imaamu imaam yi Alaaji Moustapha Guèye moo ko tuddee woon sëñ Abdou Khadir Mbacké mu jàppale ñu lool jàppale association bi comme ñeneen ñi ni ñu jàppee association bi kër chef religieux boo dem tey incha allahu taala association bi am na fa tànk ndax ñoom ñëpp ay président d'honneur lañu di ñu conseiller ci suñu doxin lu ñuy def itam dem tàggu leen kon noonu la ñu jëlee As Baro Ndiéguène jëf ko rang boobu mu nekk président d'honneur mais président exécutif régional des imams et oulémas nga xam ne moo jiite tey région de Thiès ci imam yi tey Cheikh Ahmed Tidiane Djité lañ koy waxee lépp lu jëm ci liggéeyu imam yi doxal ko ci région de Thiès imam ak ouléma mu ngi ci loxo Cheikh Ahmed Tidiane Djité moo tax ñu di ko introniser tey ñay mag ñi nag xale yi dañuy ñëw liggéey andi na liggéey nañu ba pare waxtaan ak ñoom ñu di leen jox xalaat di leen wax fi ñu war a jaar looloo tax ñu jël rang boobule imam ratib teg ko maanaam imam As Baro comme mu nekk président d'honneur boo xam ne moo fi nekk defe naa ne imam Cheikh président seeti na ñëpp wax naa ñëpp itam wax tey rôle bi nga xam ne moo tax ñu di ko def ndax tey diine ji mag ñi ñooy xalaat ñooy def lépp waaye xale yi ñooy dox xale yi ñoo mën a doxal dafa jot tey mag ñi ñu xaw leen a noppal xale yi liggéey bu ñuy dem ndew waxtaan ak mag ñi bu ñu ñëwee itam rendre leen compte xalaat buñ ci am ñu defal na parce que tey fii Cheikh Ahmed Tidiane toog dafa mel ni imam As Baro moo fi toog ndax ñaata at moo fi toogoon waaye dem nañu ba xam ne tey kat mag la ñu noppal ko def ko président d'honneur waaye nag président exécutif régional nga xam ne mooy coordonner lépp luy activité tey ci Cheikh Ahmed Tidiane Djité mii la ñu ko yaakaar yàlla yàlla oyofal yenn bi pour mu taxawee ko taxawaay boo xam ne nii imaam yépp lay àndal liggéey association bi exclure nag képp ku ci bokk nga yor sa association bopp di liggéeyal sa bopp waaye nga bokk ci biir association bii nga xam ne tey mooy association des imams yi exclure nga bokk ci ndax tey seex impérativement
dafa war a jël association yépp yi nga xam ne nii kenn ku ne individuellement da nga koo am waaye mu ànd ak ñooñu ci liggéey bi. association des imams noonu lay doxee képp ku fay membre rek tey yor na association man yor na association keneen yor na association keneen yor na association waaye suñu association yépp tey dañ ko ànd defañ ko ànd ak Moustapha Gueye di liggéeyal Sénégal loolu itam la ñu bëgg association yi nekk Thiès yépp ñëw ànd ak Cheikh Ahmad Tidiane jiite ñu liggéeyal imaam yi liggéeyal l'islam ci Sénégal kon itam noonu la association bi kon ku fi yor association na nga ñëw soyez le bienvenu nga ñëw ci Cheikh Ahmad Tidiane ngeen defar seen bureau régional bureau exécutif pour liggéeyal Thiès li ñu itteel mooy liggéeyal Thiès rek te loolu yaakaar nañ ko ci moom yaakaar nañ ko ci équipe bi nga xam ne nii moom lañ indi parce que l'islam loolu rek lañ soxla da ngay liggéeyal l'islam wala ñax nga jàkk liggéeyal l'islam su ko defee association des imams nekk na association boo xam ne dañ koo formé woon avant l'indépendance comme ni ko secrétaire général waxee ci alhaaji Amadou Lamine Diène muy dox ba ci imam Maodo Sylla les imams de Dakar la tuddoon ba mujj ñu def ko association des imams et oulémas en 1984 ci njiital alhaaji Maodo Sylla association des imams it du association ONG la te yàgg na mu nekk ONG association des imams ONG la am nañuy këyitu ONG boo xam ne presque def na plus de 30 ans kon dafa romb léegi association des imams mais ONG la léegi loolu it il faut nit ñi xam ko 14 régions yëpp la nekk imaamu raatibu 14 régions yëpp membre lañ ci association des imams imaamu raatibu 46 départements yëpp membre lañ ci association des imams fi ñu toll li ñu am ci membre dem na 9825 waaye noonu xam nañ ne ëpp na ko ndax bi ñu demee tournée nationale nun noo demoon wër nañ Sénégal gépp def nañu 2600 kilomètres daw nañu ko avant koor gi wër imam yépp wax ak ñoom xam la fa nekk waaye li ñu wóor mooy tey bu ñu demoon tey statistique bi tey association des imams léegi mu nekk 20000 membres tey ci biir Sénégal amul fenn fu ñu bàyyi bi ñu dem tournée kon itam il faut nit ñi xam loolu la li ko tax a jóg nag mooy boole ñépp ñuy benn c'est apolitique bokkuñu ci benn parti politique amul benn confrérie tarixa itam boo xam ne dañ koy bokk waaye nag ku bokk ci parti politique mbala nga bokk ci confrérie tarixa it man ngaa ñëw nekk membre ci biir association bi excluruñ kenn kuy membre nga bokk ci tarixa mbala nga bokk ci benn parti politique excluruñ ko waaye nag association bi en personne ànduñu ak benn parti politique ànduñu ak benn tarixa nun daay ndey ji seex lañu ñépp la ñu fi nekkal loolu itam association des imams di doxe su ko defee nag association des imams dafay ànd nag ak gouvernement nun duñ contre gouvernement bu mën a ñëw dañuy ànd ak yow jàppale la nga liggéey Sénégal waaye nous sommes apolitiques dañoo ànd nag Senghor muy suñu président El Hadji Moustapha Gueye nekk conseil ànd ak Abdou Diouf ànd ak Ablaye Wade Macky Sall mii bi mu ñëwee mu ànd ak moom itam jàppale ko nun li ñu itteel mooy liggéeyal Sénégal waaye nous sommes apolitiques waaye nag duñu contre gouvernement képp ku ñëw fekk ñu fi ñu ànd ak ñu liggéey kuy demit bàyyiwaat ñu fi ñu toog fa ñu toogoon waaye nous sommes apolitiques kooku il faut mu leer ci bopp nit ñi dañuy am ay liggéey ak gouvernement waaye di ànd ak ministères yi moo xam ministre de l'intérieur la mooy suñu interlocuteur jàppale ñu bu baax nag ci suñu liggéey ndax lépp loo xam ne nii daf ñoo të jëm ci état bu ñu demee ci ministre de l'intérieur wax dëgg seel daf ñu ci jàppale muy ki fi nekk tey yàlla teg ko fi muy Félix Antoine Diome ñu ngi koy remercier ci collaboration bu sain bi muy doxal ak imam yi ndax problème bu ñu am imam yi am ko buñ ko jotee rek problème bi day réglé kon dañuy collaborer di liggéey ak moom waaye di liggéey ak ministère de la santé sensibilisation yi muy def yépp association des imams da ciy ànd noonu lañ bëggee itam nag section yi nekk Thiès section bi nekk Thiès bi nekk Louga yépp ni ñuy dox association bi doxee ñuy dox ànd ak gouvernement ñu ànd ak ñoom di liggéey kon gouverneur ñi ngi lay xamal ne bëgg nañu nga jàppaleel nañu suñu association bii nga xam ne tey moo fi nekk tey muy Cheikh Ahmad Tidiane mi nga xam ne moom la ñuy introniser dinañu wax ci affaire immigration clandestine dinañ ci dem ay activités waaye itam dinañu dimbali itam ñi nga xam ne ay néew ji doole la ñetti point nag la association bi doxee mooy solidarité maanaam dimbalante médiation am conflit bu am ñu jóg ci bari na fi conflit yu am diggante état ak syndicat yi association bi day jóg
conflit bu am diggante ñaari politique état bi association bi day jóg conflit bu fi am ci diggante population association bi day jóg conflit bu am ci jàkka yi association bi day jóg taxawaay ba ca war waaye itam nag ci sensibilisation ci lépp loo xam ne dafay indi jàmm ci réew mi lépp loo xam ne dafay doxal réew mi noonu dañ ciy jox taxaw ci wax ci ba jàmm am sensibiliser nit ñi itam lu jëm ci ay feebar ak leneen ak leneen ak leneen kon yooyu yëpp domaine yooyu association bi day jox ba ci aide di dimbalante itam dañ koy def parce que ba tey la Joola comme ni ko secrétaire général la waxee bi nga xamee ne lab na dajale nañu 17 millions jox ko président de la république def ko sec waaye itam nag bi lakk ji amee ci benn village dajale nañu camion yére ba mu fees yóbbu ko ci benn village bu lakkoon ca Saalum ak ceeb ak diwlin camion ba mu fees ñu yóbbul leen ko kon yooyu yëpp association bi day dox ci yooyu léegi président kenn ku ne xam na ne recevoir oon nañu ndax moom moo ñu wool boppam ne dama leen a soxla ñu dem wuy ji ko bureau exécutif bi mu waxtaan ak noonu la mu waxtaan ak noonu noonu itam ba ñuy dem ñu yóbbaale suñuy doléance parce que amoon nañu ay doléance yi ñu amoon yóbbaale ko juróom-benni point la woon bi ci jëkk mooy suñu siège bi nga xam ne dañ koy tabax depuis 92 mënul àgg ñu ne ko dañoo bëgg nga àggale ko tey defe naa ne secrétaire général man na maa témoin ñu ngi ci karalaas def nañ prolongation yépp kon la mu waxoon def na ko benn point bu njëkk boobu la ñaareel bi point bi ñu dem ñu ne ko dañoo bëgg subvention siège bi bu paree ndax duñ ko mën a yor courant ndox ndax dafay rëy dafay am ay logement lépp ci biir mu ne dinaa leen subventionné at mu jot pour lépp loo xam ne jëm na ci courant ak ndox ak gardien ya fay nekk man dinaa leen ko jëlal en charge ñu ne ko ok troisième point mu ne nomination cadre yi ñu ne ko dañoo bëgg tribunal départementaux yépp mu am ay titulaire ak ay adjoint mu ne dana ko def loolu lépp ci audience bi lañ ko amee ci moom waaye ñu ne ko dañoo bëgg augmentation Tabaski ak Korité mu ne dinaa ko yokk defe naa ne bi ñu def tournée am na lu ci am région bu ne am na nombre bu ci yokk ak section yi Dakar 63 sections ñoo fa nekk benn bu ne am na lu ñu yëkkati dolli ko ci nombre boobu la bu déwénee itam dinañu xëccaat pour mu yokkaat bu ñu sañoon tey imaam yëpp ñooy am aide Tabaski ak Korité incha allahu mi ngi ñëw defe naa ne Cheikh bu liggéeyee ci loolu bu neexee yàlla ngeen gis résultat ci loolu incha allah. cinquième point bi ñu ne coordination croissant linéaire mu ne loolu itam imaam yee ko yoroon dama koy delloo waat ci imaam yi ndax ki ko yoroon imaam yee ko joxoon kon loolu itam dama koy delloo waat ci imaam yi tey am nañu groupe WhatsApp boo xam ne bu ñuy séentu weer ñéppay xamandoo li am Touba day toog Tiwaawan day toog Njaasaan day toog Ceneba day toog Kaolack day toog kër foyer religieux yëpp téléphone yi nii lañu koy tegee kenn ku nekk ku gis waxal ñu coordonné ubbil koy imam raati bi ci région yëpp ku gis waxal bu ñu wax gisee ñu coordonné ñu daal di def lettre def déclaration bi defe naa ne calendrier boobu mi ngi dox moo tax léegi ñëpp boo xoolee ñëpp ay julleeloo booy seet léegi li ko waral mooy coordination boobu nga xam ne dafa dellu siwaat ci loxoy imam yi loolu bokk na ci li ko waral calendrier bi kenn période portable yi bari fi tey bu leen ko xoolee dañu ko gis te lépp dañuy def consensus jullit yi nekk Sénégal ñuy waxtaan ndax point boobu ñu mën ci d'accord loolu mi ngi dellu siwaat te association des imams bokk na ci liggéey bi nga xam ne loolu def na ko ci kon loolu itam il faut nit ñi xam ko kon daal loolu bokk na ci liggéey yi nga xam ne mooy association des imams yi muy def ci gàttal rek loolu laa amoon pour wax ko ci li ci des kii nga xam ne dañ ko fi intronisé tey muy Cheikh Ahmad Tidiane jiite muy imam international nu xam ko bala ñu koo xam ñu xam way juram ndax imam Moustapha Gueye moo ñu wax nañu lépp luñ daan def bu ñu duggee Thiès kër suñu waajur wa yàlla ko yàlla yërëm fa la ñuy daje nase fa la ñuy nase pour région de Thiès yépp ñu door a commencé dem muy suñu baay Ousseynou jiite moom mii yàlla def ñuy daje ca biti muy xeex pour région de Thiès muy xeexal Sénégal muy ku am personnalité ku am dignité parce que nit bala nga koo xam da ngeen a daje ci biti ñu daje ci réew yu bari daje Qatar daje Dubaï daje Koweït ñu gis taxawaayam xam-xamam personnalité am niñ ko respecté foofu le mu ñëw fii nekkaat imam Thiès di ànd ak nun di liggéey te yorul benn poste ñu ne kii buñ ko joxee poste dana ko liggéey looloo tax xel yépp daj ko
ñu jox ko poste waaye bu ñu ko joxee poste bi mu yor présidence bi dafa mel ni Thiès gépp la ñu ko jox dafa mel ni ulama yëpp lañ ko jox dafa mel ni borom xam-xam yi ustaas yëpp lañ ko jox loolu tax suñu xel daj ko imaam ne delloo ngeen battu ca ndaala ndax baayam nii la taxawoon ci association bi looloo tax suñu xel nekk ñu gis cursusam fi mu jaar am KM école normale supérieure de Dakar fa la ko amee comme professeur ñu gis mu licencié en l'éducation université Oumoul Khoura comme ni ko Omar waxee léegi ñu gis itam ne mu diplôme pédagogique général et des méthodes mu amee ko di enseignement arabe mu yor ko amee ko université Oumoul Khoura waaye mu nekkoon diplômé ci linguistique ñu gis itam am na baccalauréat am lépp ñu gis ko xool expérience am fi mu jaar directeur du centre social de la langue islamique ñu gis mu def loolu am ko nekk professeur Ogué Diop am expérience bu yàgg waaye nekk conseiller pédagogique looloo tax suñu xel daj ne kii kat bu ñu ko andee dana ànd ak mag ñi liggéeyal mag ñi di jox mag ñi ñëpp di ko tiitaroo Thiès di ko tiitaroo moo tax ñu di ko introniser def ko imam bi nga xam ne moo jiite association des imams oulémas de la région de Thiès mu bokk nag ci bureau national des imams parce que région de Thiès section la ci bureau national bi benn bureau national moo am waaye région bu ne nag section nga fa da ngaa am sa autonome di doxal waaye nag di rendre compte bureau national bi kon tey région de Thiès ki fi jiite nekkal tey imam yi mooy Cheikh Ahmad Tidiane jiite yàlla oyofal yenam te oyofal liggéeyam am ci ndam bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam moo tax dañ koy solol mbub mi nga xam ne moom lañ koy introniser ngeen baal maa xam ne bu ma guddalee wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu tabarakallah tabarakallahu mantu bi ni mu oyofee yéen bi yàlla oyof. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام ووعد الدعاة العاملين المحسنين ثوابا جزيلا والصلاة والسلام على من دعا إلى الله على بصيرة فكان بشيرا ونظيرا سيدنا محمد صلواته سلامه عليه وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان وإيمان إلى يوم الدين صاحب المعالي حاكم إقليم Thiès صاحب السعادة عمدة مدينة Thiès السيد الأمين العام للمكتب التنفيذي للجمعية الوطنية والأئمة والعلماء في السنغال السادة أعداء المكتب التنفيذي للجمعية السادة الأئمة والعلماء الأجلاء السادة الخطباء الفضلاء إخوتي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. يسعدني كثيرا أن أشارككم هذا الحفل الهام في تنصيب المكتب التنفيذي الأعلى لإقليم Thiès التابع للجمعية الوطنية للأئمة والعلماء في السنغال. وأود أولا وقبل كل شيء أن أهنئكم على الثقة التي وضعتموها مجددا لمدينة Thiès وهي ثقة تعكس علاوة على قدراتكم المتميزة وكفاءاتكم في مختلف ميادين الإسلامية وعلى رأسها فضيلة العالم العلامة والداعية الوالد الشيخ الحاج مصطفى غي رئيس هذه الجمعية المباركة حفظه الله ورعاه وأطال الله بقاءه وكذلك تمسككم واستعدادكم الدائم للعمل الإسلامي على ترقيته وازدهاره. وأود أيضا أن أؤكد على الأهمية الخاصة لهذا الاجتماع الذي يأتي ليستكمل الصرح المؤسساتي
الذي أقدمت الدولة السنغالية على الاعتراف بها في إطار مسارها الهادف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وترقيتها بكامل مكوناتها وأبعادها الدينية والثقافية والاجتماعية. وعليه أود أن أشاطركم بخارطة طريق جديدة تلهمنا المسار الصحيح للسير قدما نحو أهداف توصلنا إلى الغايات المطلوبة، وهي كالآتي: أولا، القيام بجولات متنوعة لتوعية وتبادل المعلومات مع مختلف الأئمة والعلماء، تشجيع التفاعلات الإيجابية بين السياسيين والزعامة الدينية والسكان حول قضايا المجتمع داخليا وخارجيا. ثالثا، استحضار ثوابت الإسلام عن طريق الصحوة وتبادل دائم بوعي مع الأطراف المعنية. رابعا، وضع الخطب في سياقها بشكل أكثر تفهما وحلا. خامسا، إنشاء لقاءات واتصالات لتفهم الحالات والأوضاع الاجتماعية. سادسا، الإسهام في رفع المستوى المعيشي للأئمة والعلماء من خلال إقامة مشروعات الإنتاجية المديرة لدخل. سابعا، رفع مستوى الوعي العام حول تدهور الأخلاق لدى الشباب. ثامنا، ضمان الحفاظ على قيمنا الدينية. تاسعا، إعداد وتنفيذ المشروعات التي تخدم أكثر فئات المجتمع حاجة بحسب أهميتها للناس. عاشرا، تعزيز الأنشطة الاجتماعية والخيرية الوقفية الثقافية عبر أهداف محددة كدعم برامج التنمية والاقتصادية المستدامة والمشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية التنموية مع كافة الجمعيات والهيئات المعنية. إعطاء 11، إعطاء الضوء الأخضر للتعايش السلمي مع العلمانيين وغرس التعاليم الإسلامية عن طريق الحوار عوضا عن العنف والمشاجرات التي لا تمت للواقع بأي صلة ولا للمنهج الإسلامي. 12، الانفتاح على خبرات الآخرين وتواصل معها من مفهوم وضوابط مستمدة من المنظور التربوي الإسلامي. ونتمنى من الجميع أن يكونوا عونا لنا للنهوض بالجمعية إلى الأفضل وتقديم كل ما هو مفيد لتطويرها وإظهارها بالمظهر الذي يليق بمدينة كيس. فالجمعية منكم وإليكم. فمن خلال هذا المنطلق نتمنى أيضا أن نرى تفاعلكم، وذلك من خلال اقتراحاتكم وتوجيهاتكم الإيجابية وأفكاركم البناءة والجديرة بالمناقشة والتنفيذ لنرقى إلى ما هو أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokki jullit yi, mbokki imaam yi, mbokki invité yi, xam naa ci gàttal ndaxte julli jot na. ñoo xam ni ñoo ne war a nekk ci kanamu jumaa ja nag bu julli jotee nag kenn waru leen a wax ni jóg leen julli ji. loolu ñu ngi ciy jégglu sunu borom subhanahu wa taala, xam ni lii ñu nekk tam farata la. le Sëriñ Mansour daana wax ni ñu ngi ko waxee jógal julli mu ni ñu ngi ci farata la ñu nekk. julli farata la waaye lii farata la, ndaxte xaayida ba dafay wax ni toujours ni farata da bokkut ak naafila. bokkut ak naafila, waaye naafila dina dem ba dab farata, dala koy dabu mooy al ihsaan. kon ñu ngi ci al ihsaan ci
turu yàlla boobu ñu koy fàttaliku ci alquran mooy wa taawanu ala al birri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan ak innamal muminuuna ixwa fa aslihu bayna axwaykum li gën a am solo ñu ngi nuyu sunu préfet mi fi wuutu sunu gouverneur de la région de Thiès gouverneur bi nga xam ni mu ngi fi soog a ñëw di Alioune Badara Mbeng ma dem ci bureau am di ko wax jataay bi mu wan ma ni moom ci këru diine la génne ndaxte ay maamam ay maamaati maamam ñoom ñëpp dañoo ngemb def jihaad fil islam xeexal l'islam ba seen dëkk tey boo fa demee da nga faa fekk daara alquran ku mel noonu nag buñ ko amee dañuy sant yàlla ndaxte ñun ñooñ diine yi bu ñu sañoon ñi ñuy gouverner ñëpp ñu bokk ci benn mouchoir ndaxte bi ma waxtaanee ak moom loolu la ma xamal ma ne ko kon de dina yomb ci ñun suñuy mbir nga gën ñu koo yombalal muy ku baax ku yaru ku xam lu réew mi tëddee ci wàllu diine ak ci wàllu aada ñu koy sant di ko gërëm bu baax a baax di la nuyu préfet bi nga xamee ni yaa ko fi toogal di ko wax ni daal macha allah am nañu mbégte di ko dalal ci ñëw bi mu ñëw Thiès waaye am nañu yaakaar tam ci doomu soxna bi mu nekk nitu daara ñaan yàlla na ko yàlla barkeel. amiin yaa rabbal di nuyu tam sunu secrétaire général bi nga xam ni mooy El Hadji Omar Diène mii nga xam ni nee naa ko anta muqadram mooy ku fekkee démb ak tey waaw ku fekkee démb ak tey wax dëgg yàlla da ngay nekk koo xam ni mënoo ñàkk ci islaax zaatu bayn ndaxte démb ak tey ku ko boole rek fan lañ lay doyee mooy ci islaaxu zaatu bayn ci faslihu bayna axwaykum ndaxte da ngay fekkee démb ak tey boo fekkee démb ak tey nag xale bi wax tey mën nga koo jubanti mag mi xamul tam mën nga koo xamal moo tax nag ci âge suñu génération la waaye yàlla dimbali na ko mu fekkee mag ñi démb kon macha allah sa poste bi dinañu jëriñ lool sax dinañu jëriñ lool asatise yi ci topp nag ñun ñoo bokk même génération cubb tam nee naa ko anta mu xadram cubb moo nii mooy oustaz bu tuuti bii te am maanaa lool tuuti na ci jëmm waaye ak am maanaa waaw koy seetaan RTS di nga ko gis association islamique yi nekk ci réew mi yëpp xam nañ ko moom itam mu xadram la li fi nekk woon démb moom mu ngi fi woon kii nag moom ñoo bokk nekk ñoo xam ni dañuy wër réew mi wala àddina bi di liggéeyal l'islam ndaxte Koweït la ñuy daje Dubaï daje fu ne mu nekk insaan naadij insaan boo xam ni macha allah saqaafaam yaatu na lool oustaz Sow di qaadi moom itam ndaxte association bi qaadi yi fi nekk ñoo leen di fal dem naa ci sunu qaadi bu nga xam ni moo fi nekk mooy oustaz Majib xam naa dafa am teq moo tax ñëwul ki ci topp mooy As Baro Njigéen di sant As Baro Njigéen ndaxte As nitu diine la nitu lislaam la insan daay waaw xaqiqatan man bu may wax ci moom sama xol day fees dëgg la ndaxte nit ku baax la alhamdulilah rabbil alamin ndaxte dafa am loo xam ni yombul jërëjëf dafa am loo xam ni yombul lu tax loolu koo xam ni da nga fekk sa baay doon jëwriñ ci seen biir kër di leen liggéeyal ñoo ànd di liggéey ci wàllu diine sëñ Ahmed Ndiéguène ku ko xam ni magum diine la magum lislaam la wallaahi sama waajur bu ma daan jàngi di dem extérieur day jàpp ci sama loxo yóbbu ma ci góor gi mu ñaanal ma am na benn jour mu jàpp ci sama bopp ni ma oustaz kii dina am xam-xam dina am barke allahu akbar loolu lii taw nii duy caaxaan wallaahi lépp barke la wallaahi waaw moo tax nañ def attention li tax ma ni nañ def attention seytaane fu mu waral dugg rek lay dugg mais nag dañuy exclure seytaane mënul dugg ci sunu diggante dëgg la ndaxte la famille Ndiéguène li mu lebal kër Alaaji Ousseynou Jiite ñun mënuñu leen a fay ndaxte seq nañu ci maydaan ad diini al islaami lépp luñ ci war a seq nañ
Baro di sama mag moo tax bi lii amee dama fa dem wax ak moom mu ni ma ban bi may jox association bi fekk na ma yore Ligue des imams ma boole ñaar yëpp ma ne ko ñooy bokk liggéey bi à part d'aujourd'hui ñoo koy bokk puisque di nga am nga carte membre association bi may itam dinaa am carte membre ci sa ligue ngay sotti fii may sotti foofu dëgg la waaw na nit ñi xam ni kenn mënul dugg suñu diggante ndaxte su fekkee l'islam dong moo ñu ñor kenn mënul dugg suñu diggante Ass Barrow mooy sunu njiit ci imaama bi mooy sunu njiit ci diine ji mooy sunu njiit tam ci dëkk bi kon boog mooy sunu président d'honneur amul dara luy xew te duma dem ba ci moom man du ma yónnee man maay dem ba ci moom amul dara luy xew te duma dem ba ci moom defal ko compte rendu ni ko luy sa xalaat kon boog nit ñi nañ noppul foofu am na ñoo xam ne nag ay yàqkat lañu Ass dañ koo folli dañ koo lii dama ne ku yàlla fal kenn mënu laa folli ku yàlla fal kenn mënu laa folli yàlla mooy désigner ay nit fal leen wal takun minkum ummatun la wax moo désigner boppam ay personnes yoo xam ni kenn mu leen a folli naasi bi kan moo lay folli kenn mënu yaa liggéeyal sa borom nekk ci nit ñi di dem di ñëw ba nit ñi jox la seen bopp nga leen di dimbali nga yore sa yëfi bopp ci sa ful la ku lay folli kenn mënu laa folli moo tax loolu dama koy exclure complètement loolu mënul nekk su ko defee mooy sunu président d'honneur te incha allah lu fi xew dinañ ko defal compte rendu puisque fas yéene wu ma def dara te defalu ma ko compte rendu loolu na ko nit ñi déggee noonu lu am solo la lu am solo la lu am solo la ngeen baal ma ci émotion bi tuuti beneen bi maa ngi nuyu borom xam-xam yi fi daje salle bi ñëpp ay borom xam-xam lañu xañ na yéen xamoo leen mais koo fi xool rek aalim la am na gars yu làqatu ci ginnaaw yoo xam ne mën nga leen a def mufti daanaka waaw ndaxte ñëpp ay borom xam-xam lañu loolu lu am solo la ci jataayu tey bi ma koy wax waa exécutif ñu xamee ko loolu ndaxte Thiès tam carrefour la ci wàllu xam-xam waa Saalum waa Ndar niñ daan gàddaayee di dem Ndar noonu lañ daan gàddaayee di ñëw Thiès di fi wut si xam-xam ñëpp a fi daje su ko defee ñu xamee ko noonu beneen bi mooy ci gàttal maa ngi sant sunu wayjur mi nga xamee ni fekk nañ ko ci waar wi muy El Hadj Ousseynou Djité ndaxte moo ñu xàllal yoon wi tam ndaxte El Hadj Moustapha Guèye yàgg nañ ko teeru ci sunu biir kër mu ànd ak El Hadj Maodo Sylla ànd ak ñoom Sànqe ñoom Makhtar Ndiaye bu RTS ak cubb mii ñu gaare seeni oto Macky Sall waa président Abdou Diouf jox leen ay oto ceeb pour ñu dugal ko ci kaw loolu yàgg naa am ma fekke ko di doon xale bu tuuti kon El Hadj Moustapha bu waxee ni da ngeen a delloo mbàttu la ca ndaa la wax na dëgg ndaxte la famille Djité macha allah ci wàllu xam-xam fekk nañu El Hadj Ousseynou Djité 126 daara ubbi na ko da yéegal na ko ci kaw gi ba pare tabax ñetti jumaa ci dëkk li may wax ni Ablaye Diop mii xam na ci dara Ablaye Diop tam ci action sociale bi ci Covid bi ñëwee daf maa woo ni ma seex lu ñuy def ma wax ko ni ko seetal looy def mu ni jël naa 10 millions participer ko ci Covid bi ma dem ci gouverneur teg ko ci loxoom mu génnoon na ci presse bi ñëpp gis nañ ko donc loolu da koo def ci turu dafa ko ci turu en tant que ancien ministre wala temps yooyu moo nekk BCEAO mais da koo def ci turu la famille Djité ndaxte El Hadj Ousseynou Djité nijaayam la Allahu akbar loolu tam nit ñi xam ko baax na la famille Djité dafa yaatu ñun am nañ fi déjà le juge Djité mu ngi fi mu ngi nii kii moo juge la sunu bàyyi damay fàtt sunu bàyyi Afia mooy woy juróom Moustapha Djité nekkoon na ARMP léegi juge la léegi mu ngi yore grand des projets la nekk ci ministre des finances le juge magistrat Ahmed Moulay Djité di sunu rakk woy jur moom itam la famille Djité jàng nañu alxuraan waaye nag demuñu ñu des ci wàllu administration donc ñoom ñëpp ñu ngi fi sama waa kër ndijaay yi ñi nga xam ne ñoom ñoo meññ sama waa kër yaay ñu ngi fi du ma mën a lim nag waaye damay wax ni micro waaw damay wax ni li ñu distribué moo nekk ci discours bi kon boog jërul farañ fàcce li ñu distribué nii
ñëpp jël nañ ko am nañu feuille de route boobu duñ ko wàcc moom la ñu distribuer ñëpp jot ci incha allahu bu ñu paree màggal pare gàmm incha allahu dinañu woote bureau boo xam ni génne nañu registre boo xam ni ku ci bëgg a bokk nga ñëw bokk registre boobu boo ñëwee dinañ la tatagal jël la nga bokk ci bureau bi su ko defee nga jënd carte de membre am nañu pour le moment 50 cartes de membre te xam naa bureau bi exécutif dinañ dolli ba carte de membre yooyu ñu ngi koy jaayee 5000 francs mais avant ça dinañu woote ba ñëpp ñëw ñun incha allahu ay doaad lañu ay muslihun lañu ay bailleur lañu ñoom naasire ngi fi ku amul ma ne loo jëndee carte ñu jëndee la carte mais li ñu amal solo rek mooy ñëpp bokk ci incha allah kon boog ma wax ni man maa ngi sant di gërëm bu baax a baax ndaxte du ma wax li ma wax ci discours bi ndaxte feuille de route la rek jox naa ko mbooloo mi mu ngeen ñoom maa ngi sant sunu président de la république ndaxte li tax ma koy sant du dara lu dul cohésion sociale bi Sénégal laaj dafa mel ni moom comprendre na ni Sénégal réewu teranga la ndaxte loolu rek moo am solo compréhension moo am solo réew fitna yorewu ko réew li ko yore mooy nga am compréhension ci réew mi ni ñuy tëddee ni ñuy doxalee fan la vent bi jëm nga xam ne mooy vent bi nga xamee ni moo baax nga jëm fa Macky Sall nag président Macky Sall dafa mel ni comprendre na ni situation dëkk bi li mu laaj mooy apaisement boo xam ni dafay jëm ci wàllu social mu ngi liggéey ci wàllu social bi ci njëkk mooy xam na ni réewum Sénégal réewu ay jullit lañu ba pare li fi nekk ci ay këru diine dañoo bari macha allah tey ñoo ñi ci njëkk mooy Touba di Tiwaawan di Njaasaan di Laayeen ya ñoom ñooy sunu kilifa ak Canabew ya ñoom ñooy sunu kilifa ci wàllu tarixa mais boo seetee président cohésion sociale bi mu indi ci seen diggante amul benn kilifa diine boo yëkkati ci kër yooyu te doo wax président de la république de defal na ma lii defal na ma lii defal na ma lii loolu lu am solo la ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm beneen bi mooy Sénégal du réewu pays islamique ndaxte constitution bi fi nekk du loi islamique lay appliqué constitution bi fi nekk laïcité la pays laïque la boo fi nekkee da il faut nga neutre avec yeneen culte yi fi nekk yépp sur tous les plans il faut nga am cohésion ak ñoom il faut nga waaw il faut nga am cohésion ak ñoom mooy lan mënuñoo tëb bëgg a weñ seen loxo ci loo xam ne intérêt l'islam lay nekk ad-din an nasiha la ak lan at tafaawul bayna naas ndaxte gis nga Aboubacar Sadiq ba mu ñëwee ñu yëg ci kaw minbar bi lan la njëkk a wax ayyuha naas fa inni qad wulitu wa lastu bi xayrikum Aboubacar loolu la njëkk a wax responsabilité bi ñu ma jox nañ ma ko waaye gars yi toog nii ñoo ma gën fuuf ci jikko gën ma ci juddu dafa tolloog dafa dal ci sama kaw moo tax mu ni qad wulitu wa lastu bi xayrikum mu lan la ca teg fa in ahsantu fa a'inuni ndaxte man ngaa am tawfiqul ilahi nga jubale sa loxo fa nga jubale foofa la mu ni fa in ahsantu fa a'inuni dimbali leen ma gaawe ma ni fa nga fi nga teg sa tànk foofa la beneen bi mu teg ci wa in asatu fa qawwimuni beneen bi mu ni man ngaa bañ a am tawfiqul ilahi teg sa tànk foo xam ne nit ñi dañu naan noo nga teg fa sa tànk nee na gaawe leen ko jubanti ko loolu la Aboubacar wax lépp loo xam ni nag njiit la boo jëlee qaayida Aboubacarin bi doo juum mooy lan mooy partage esprit de partage lépp looy def nga partagé ko ak ñi nga xam ni ñoom nga àndal man ci biir discours bi tudduma sama tur puisque bëgguma ñu tudd sama tur puisque Thiès laay wax man bëgguma ñu tudd sama tur puisque Thiès moo am association des imams et oulémas de Thiès kon do Thiès ñoom moom kay gi ñoom ñoo war a liggéeyal seen bopp mais faaw mu am ñoo xam ni il faut ñu jiitu pour ñi ci des topp ci ginnaaw loolu moo tax discours bi déggoo ci Cheikh Tidiane déggoo ci jiite déggoo ci dara la nga ca dégg mooy Thiès ba mu jeex tàgg am nañ fi nag ay partenaires am nañ fi ay bailleurs am na ci ñoo xam ni ay yeneen association li ñu leen di considérer comme ay bailleurs moo tax ma ni le président de la république ñun duñu politicien moo tax salle bi gisu leen ci benn politique ndaxte man maa def exprès boobu
am na ñu ma woo xam naa ni sax buñ ko déggoon mën nañoo wax ni dañuy ñëw puisque Cheikh suñu relation lu baax la mais dama leen a woo téléphone ni ñun ko comme que station bi c'est apolitique te li ñuy def c'est apolitique encore bu ngeen ñëwee dafay mel ni vent bi dafa am fu muy jëm moo tax dañ leen di yëgal rek moo tax salle bi benn politique laa fi gis te sama dëkkandoo la muy Ngombale sama dëkkandoo la maa imaamam bu ñëwul ma jàpp ci nopp bi muy Ngombale macha allah kon boog li may wax rek mooy li xew ci réew mi ci religieux yi nga xamee ni dañoo bëgg def forcing du sotti forcing baaxul yuuxas bi liin maa laa yuuxas bil unf li nga bëgg naxanteel am nañu président boo xam ne jullit la gis nañ ko muy julli dugguñu ci xolam nag waaye gis nañ ko muy julli gis nañ ko muy dem Makka gis nañ ko muy dugg ci wàllu muy des dinaa la jox parole léegi naa si gis nañ ko muy dugg ci wàllu société pour dimbale nit ñi waa kooku président boobu boo ko amee da ngay jàpp ni jullit la kon donc ñun lii suñu problème dans la société loo xam dafay concerner jullit yi naxante la ñuy def ba keroog ñu koy am wala ñu ñàkk ko defaat beneen tour pour mën koo am loolu donc la ñu mën a def mais mënuñoo forcer mënuñoo wax président de la République lii xew na ko da ngaa war a def lii comme li fi xewoon ci affaire homosexualité yi loolu teguwul ci yoon ndaxte yàlla buy condamné day condamné booy teg tam charia da nga koy teg charia ndaxte alquran bu nga ko jàngee wa man lam yaxkum bi ma anzala allahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun fa ulaika humul zalimun waaye ñun ñu bañ a dugg ci itaar boobu ñun appliqué wuñu charia al islamia su fekkoon dañuy appliqué charia al islamia kon condamnation la ñuy am mais mënoo indi beneen condamnation boo xam ni yi alxuraan waxu ko sunna waxu ko nga bëgg ko imposer nit ñi pour ñu jël ko loolu day indi problème su ko defee nañu def ndànk rek naxante mën nañ ko incha parce que liñ fi am booy seet fii ci Sénégal liñ fi am ci wàllu diine wax dëgg yàlla dañoo war a sant yàlla ndaxte boo demee ci yeneen réew yi amuñu ko kon nañ sant yàlla jàppale ñi sunu njiiti naxanteeg ñoom ba li ñu bëgg ñu am ko loolu rek laa amoon lu may wax su ko defee bu amee lu may fàtte tam wax dëgg yàlla waa kër sëñ Saliou Touré ñoom samay nitu bopp lañu ba pare di sama wóllëre wayjur Cheikh Saliou Touré njabootam mu ngi fi Cheikh Touré mu ngi nii toog du question ni dañoo am wóllëre diine rek déedéet wayjuram ak sama wayjur dañ daan ànd di liggéey ci wàllu lislaam lu ñu nekk ñoom ñu nekk ci tey mu ngi nii rakk ji saayir la adib la xam naa moom mu ngi yàkkamti pour jox ñu ay abiyaatam waaye bu amul tam nga xam ni rek macha allah moom adib la saayir la waaye yow yaa ngi ci sunu biir macha allah sëñ Cheikh Touré ñu ngi lay sant di la gërëm sunu imam yu baax yi foog naa ñëpp tudd nañ leen de siin ñëpp tudd nañ leen foog naa ñu ngi sant ñëpp jataay bi yàgg na su ko defee ñu jox Cheikh Nasir mu sànni ci ay kaddu kalki waaw Cheikh Nasir sunu mag a ngi nii Cheikh Sidi Mokhtar Kunta mu ngi fii ñu jox Cheikh Nasir mu sànni ci kaddu bu ñu sànnee kaddu nag su ko defee ñu jox kii lu mu gàtt rek mu sànni ci ñaari abyaat ñu daal di soog a tas mbooloo mi incha allah. xalifatahu man qabla mawtin aaddahu bisukuuti innahu cheikhu ahmadu tijaani man tawalla al umuura bacda tubuuti innahu min dawi thaqaafati cilman wa min alsaalixiina ahli alqunuuti culamaau lbilaadi qad qaddamuuhu biittifaaqin wa daaka afdalu siiti kullu man qaddamuuhu ahlu culuumin lam yalij fi lmanaami tuula almabiiti rubbama muddacin min ahli culuumin wa huwa fi llaahi axqaru lcankabuuti lam tazal fi ddifaaci can xaqi cheykhi saalixin waalidi wa masdari quuti daaka hadyu lquraani faaqa zabuuran wa kitaaba alinjiili wattawreeti sirta minna axan kabiiran xaliifan gaaziyan bilkalaami wannabbuuti sirta minna axan kabiiran xaliifan gaaziyan bilkalaami wannabbuuti lam taxaf yaa axal kabiira
يا أخا الكبير المفدي من عدو والبحر موضع حوتي ورأيناك ديغما بزئير خاف منع العدا مع التشتيت إن هذا الولي كان غنيا يشترى ما لديه كالحانوت إن من ذاق فضله مستطيبا ذاق فضلا ألذ من طعم توتي إنه بالسكوت كان خطيرا قد يكون السكوت قول صموت إنه بالسكوت كان خطيرا قد يكون السكوت قول صموت ولهذا الدفاع هست مقاما مرتدا يعتلي به أهل جيته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.